rey ko jël cëram yóbbu rendi xale jël deretam wala kawaram yóbbu sàcc xale sax nag yóbbu rek mu daal di naxsaay loolu yépp fii lay xewee ci Sénégal sunu gaal gi nag mu mel ni jamono gi dafa di dëkk boo xam ne doxeetul ay tànk waaye bopp lay doxee loolu indi njàqare ak tiis goo xam ne askan wi yépp daanaka ñoo ko bokk loolu la ñu fas yéene waxtaanee tey ci émission L'Oeil de l'Aïe lay kon ma di lay ne asalaamaaleykum. jërëjëf madame Ndoye maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu askan bi ñu jàkkaarloo aussi pour waxtaan ak ñoom ci suñu site chronique.sn bi li ñu yëkkati nag mooy rek juppanti defaraat parce que comme ni nga ko waxee léegi phénomène bi li ma ci metti c'est pas parce que li mu xewaat nii mais li muy xew bi pare xewaat ni avec cette ampleur ça veut dire que ñun normalement Sénégal li ñuy gaañ souvent mooy dañuy jël benn affaire di ko bay ba mu ëpp loxo alors que par exemple bu fekkee dara am na ñu jéem a recherche lan moo waral loolu ba tax ëllëg dootul am wala teel a jóg waaw très bien wala ëllëg buy am aussi mu tolloo noo xam du tolloo comme ampleur bi am tey loolu moo ñu met da nga kuy saaga ñu ne saaga ma ngay dóore léegi dóore na jam dama na loxo ray na ñëpp doo ko jóg fekk loolu dafay yeex ba nit ki commencé saaga rek mën nañ jóg rek la problème ba ëllëg du yegg ci rey nit kon mu mel ni kon lii dañ ko seetaan bu mu ëppi loxo nga bëgg a wax waaw xam nga seetaan moom ëpp loxo lu muy tekki mooy que comme lu fi amoon la mën na fay at bu ñëwaatee nii kon ku ci nekk responsabilité am doxu ko te responsabilité état dafa am responsabilité parent muy kilifa dafa am responsabilité au niveau scolaire dafa am ku ci nekk la waroon boo ko defoon tey néew ma du ñàkk parce que ay nit rek la ñu te nit ñu tolluwuñu kon mën naa am mais du amee ni mu amee ni tey du amee ni muy amee moo tax man la ku ne dafa fay à sa responsabilité d'accord du mel ni muy amee nii ndax nag ni ko lay waxee cas yi bëri na pour fàttali leen rek cas yi nga xam ne jot na fee xew dañuy def rek benn tour dem xooli benn élément boo xam ne mën nañ ne compilation la des cas d'enlèvement de meurtre ak yeneen ñaawteef yi nga xam ne yépp jëmale nañ ko ci xale yi ñu seetaan ko fàttali ko askan wi fàttaliwaale ko sunu bopp dellusiwaat ci plateau bi. Mamadou Lamine Sakho Pouye la tudd ñu koy wax Mouhamed Pouye ci koñ da doon jàng jardin le 19 janvier 2014 la judd presque léegi moom 4 ans. ma abonné canal ndax bañ buñ génn dem di foowee ak yooyu léegi fan yëpp da day toog ci saal bi di seetaan. léegi bi ma wëree ci koñ bi yëpp gisuma ko seet ba sonn gisuma ko tombé waa kër gi taaj añ di ma xaar man dama jékki-jékki rek dégg naan mu ngi ci oto bi mu ngi ci oto bi. ban oto. oto bi gaare fii bu ngeen génnee di ngeen ko gis. seen buntu kër. waaw bu ngiri. ci oto boobu ngeen ko gis. waaw mais ñi ko gis. ñi ko xool bu baax bi koy sapeur pompier di jël mais ni ñu ko gisee dafa bizarre parce que nee na nopp yi am na deret gémmiñ gi am na deret te am na te yaram bi booy yëkkati kii simmi yére bi der bi da lay topp boo ko laalee nii sax der bi topp la te sama doom bi mu fiy jógee dara jóg. ak laam mu ngi soloon benn robe bu marron beige xale bi d'habitude taximan moo koy jël si wala ñeesu yaayam bi ne si kër gi donc tey ñees bi jël si ko parce que dafa war a dem dafa amoon cours taximan bi moo ko waroon jël si taximan bi bu mu yegsee si école bi gisul xale bi après mu woo yaayam di ko laaj ndax xale bi dafa am keneen ku ko jël si yaay ji ne ko non moom moo ko war a jël si donc yaay ji toog lu yàgg amul benn nouvelle mu déplacé wu ñëw si école bi mu laajtee ñoom ñu xamal ko ne ko ni benn femme bu voilée moo ñëw jëli xale bi yóbbu ko léegi information boobu rek la ñu am. aw tiis ku naqar moo am ci dëkk bu sell bi di Touba. lenn xale lu góor moom la ñu fekk ñu faat ko ci anam yu ñaaw mbir mi ngi xew niki ci samedi si ci suba ci koñ bi di Kër Ñang Fàllu lay wuyu juróom-ñaari at dong la amoon dañu ko rendi kan moo def ñaawteef gi takk deri ubbi nañ ci l'enquête ngir mën ci gindi askan wi luñ ci mën di nemmeeku ñenn ci ay seede di xam ne ni xale li ginnaaw ba mu ndekkee ba pare la jël ay bagaasam ngir dem jàngi ci saasa lañu woo ay mbokkam ne Fàllu faat nañu ko ci genn kër gu kenn dëkkewul benn néeg buñ fay tabax te eggagul ci ginnaawam ci la ñu defee ñaawteef gi. dafa réer ñu génn xool fii ci koñ bi tamit mu ne seen ndaw boobu ba tey démb 5 jours lañ xalaatoon ne dina feeñ ndax fuñ dugg ci ma amal ni rek ñu ne incha allah dina ñëw loolu lañ jàppoon ba démb man ma génn sax bi am fekk ma fi damaa génnoon ñëw gis boobu sax ay ñaan laa def lu ji woon ndax depuis boobu ba tey man maa ngi soog a génn sax nit ñi ndeysaan mun ma leen a fay ñoom ñoo may demal taxawuma ba nga xam ne su ma naroon a jooy sax sama xol day dellusiwaat ak sama càmmeñ sama xarit defal ma
ba ma wàññeekoo gis ambulance bi romb ak autopolice mais man xamu woon lan la ndaxte yii boobu moom lañ jël fii ba di ko yóbbu noonu te man ma dëkk fii tout près. boy bi mu ngi réeroon depuis jeudi vendredi samedi dimanche démb di lundi ñu gis ko bon bi ñu ñëwee démb lundi si altine ji fii la ñu fekk ñu dugal ko diggante branche bi ak branche bi kepp ko fii nii diggante ñaari branche yi fii lañ ko kepp fii nii su ko gis benn surga tool moo ko gis fii nii si tool yi léegi bu mu ko gisee bi ñu ñëwee après ñu woo sapeur police gendarmerie ñëpp ñëw nañ ci bi ñu ñëwee sapeur bi ñu génnee saako bi ba teg ko fii nii bi ñu xoolee ñu gis tànk yi nii après ñoom dañ man maa dem wuti ji sax lañ seet boo xamante ni moom lañ daggee sapeur moom la daggee saako bi ñu génne maa ngi taxaw fii tout près. Quand je suis venue à la maison, je l'ai appelé, il a dit Bouba, il dit qui t'a donné boisson? Il dit c'est le tonton bijoutier qui m'a donné. Il dit ah d'accord. Il dit de demander au tonton bijoutier, il dit oui. Il dit d'accord. Le soir, je l'ai vu. Je l'ai vu derrière la route. Il dit ah, c'est toi qui as donné boisson à Bouba? Il dit oui. Bouba, je cherche Bouba depuis là, je ne le vois pas. C'est là ma fille, elle s'est rappelée. Elle dit non, que la dernière fois il y a vu Bouba, c'était avec le bijoutier. Que c'était avec le bijoutier, on l'appelle tonton bonjour. Mon mari est venu en même temps, on l'a pris, on l'a envoyé au commissariat. samedi si suba si ñoo yeew fii man fonde laay jaay ñoo yeew fii man ko xale bi diw dama indil ma kii bool yi nga raxasal ma raxas duus te bu génnee ndabu yëpp yóbbu ko kibiti ma jox ko amoo mu raxas ndab ma bàyyi la léegi dugg fii ma laaj Fatou ma ne ko Fatou ana Maratu mu ne Maratu mu si bitig bi dañoo demoon jënd tàngal ma ne ko mu ne dañoo demoon jënd tàngal ak sibis waaye mu ngi ñëw day jënd léegi yàgguma gisuma ko ma ne ko Fatou dama wol ma Maratu wax ko mu ñëw Fatou dem foofu mu ne mu ngi ñëw. bon diggante midi ak 11h moo naan fonde fii ñu ngi taal añ. léegi kañ ngeen ko gis. si suba si damaa yeew taxaw fii ba mu yàgg ba may lox léegi fekk sama dëkkandoo ñi dañ ma ñëw seeti mu ne ma gis nga xale bi man ko gisuma ko mu ne gisoo ko ba tey man ko gisuma ko moom la ñu dëkk bi génn di wóor gisuñu ko léegi si suba si noonu maa ngi toog fii de ma dugg noonu génnee dugg ma dégg ñuy wax ñu ne comme ñi rek ñu ne dégg nañu benn xale mu ngi tëdd fii man maa ngi toog comme bu ñu waxee prikis comme sama tension bi moo jógee loolu damay daanu moo tax ma toog man gisuma ko sax ñii ngi ñoo koy wax nii ñi dem te ñëw ñoo ko wax mu ne gis nañ ko lii de xale la kii du xale man maa waxuma dara maa ngi toog parce que fu ma nekk noonu mun ma wax parce que sa doom bu réer yaa ngi koy jël ñu ne teg nañ benn xale fii yoo xam nga doo mën a wax. donc lay élément bi ñoo ko seetaanandoo ndaw na yaram trop mu mel ni nag xale yi fi mu nekk nii wax dëgg yàlla li dal seen kaw metti na tey mu sax Sénégal àgg na ba ci sous région bi gis nañ ci kawu Bouba kon mu mel ni ñaawteef gi jamono gi dafa wër àddina. bon foofu li ma fa njëkk a wax mooy jaale parents yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen doom jaale population Sénégal ak réew yi nga xam ne aussi dal na leen. dëgg la di métti lu trop parce que métti na parce que keroog bi ma déggee événement bi ma xoolee. dama tëdd bëgg di jékki-jékki tëb mën ne sama doom laay gis. donc nañu fexe ba tout le temps comme ni ma koy wax rek nañu dundee noo xam ne tey ku ci nekk war na xoolal boppam ni moroom et puis aussi askan bi aussi di dimbali par exemple autorité de sécurité yi par exemple pour seen liggéey. te doo leen ko yombal. dëgg la waaw parce que autorité ñu yor sécurité askan bi tey mënuñu yegg fu ne. mais askan seen biir entre ñoom mën nañu yegg fu ne. indi mën na gis ku duta mën na gis ku soupçonné indi ñoo ñëpp mën nañ ciy wax mais nag lii moom bu amee demee nii et puis toujours dañuy recherche ban moment lay am ak ñu waxoon lan moo war a indi loolu parce que mën na ci jàppay nit comme mën na ci jàppay nit mais ni ñëw est-ce que dañ na ko avoué carrément leen la yëkkati. bon kun ci jàpp de da ngay lay rek mais nag li nga wax am na solo muy appel à témoin bi
ku ci gis mbaa nga dégg loo xam ne jaaxal na la nga wax ko ñi nga xam ne mooy kilifa yi bu ko defee ñu daal di si jël ay matuwaay yu gaaw a gaaw a gaaw loolu sax na daf ñuy may ñu daal di dellu siwaat ci li nga xam ne force de police yi def nañ ko muy jéego boo xam ne yëkkati nañ ko ngir rek xeex enlèvement d'enfants yeeg rey gi ñu leen di rey muy benn plan de guerre lañ ko mën tuddee boo xam ne dañ kaa taxawal ngir askan wi mën a mucc xale yi mën a mucc artistes yi desuñu ginnaaw ku mel ni Coumba Gawlo dégg nañ ko mu yëkkati kàddoom wax politique yi desuñu ginnaaw képp koo xam ne rek yaay nga pàpp nga nijaay nga umpaañ nga yëkkati nga kàddu ñoom ñëpp nag ñu daal di bootu ci ginnaaw benn collectif boo xam ne dañuy xeex li nga xam ne mooy enlèvement d'enfants yeeg ne métit gi ñu leen di métital ñu ambaloon benn marche bu am solo fii ci rond-point Poste Médina samedi bi ñu génn ki nga xam ne nag mooy Nita teewaloon ñu fa daal di jël kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo teewe woon marche boobule ñu seetaan ko del si may lancé rek mooy waajur yi nañu jël seen matuwaay bañ a sàggane seen njaboot gi bañ a xeeb dara vigilant ci boor yëpp waa li may wax rek mooy waajur yi nañ jël seen matuwaay parce que dëgg la nguur gi mënul nekk fépp pour garder ku nekk ñi nekk ci nguur gi tam ñi homme de loi dañu am ndey am baay am njaboot du dëgg léegi ñun ñii ñoo war a fagaru ci sunu njaboot gi mooy lan toppatoo leen àndandoog ñoom di xool di nit di nemmeeku vigilance daal moo ñu war. dëkk bi demee ne noo xamante ne léegi kenn ñemeetul ñun ñemeetuñu génn suñu doom yi ñemeetuñu génn même à l'école on n'est pas en sécurité même quand nos enfants partent à l'école on n'est pas en sécurité. ay parents yi nañ farlu bu baax a baax te nguur gi jóg si comment dire sécurité bi daal parce que kenn amatul sécurité muy yaay yi muy xale yi muy ñëpp booy dox yaa ngi tiit foo jëm sa fit dem na donc li may lancer mooy ñu am vigilance. xam nga tey askan wi. loolu jamono jooju weesu nañ ko askan wi dootul xaar état dootul xaar kenn ci lenn bu waree ñaxtu dara da koy ñaxtu mais li ma métti tamit mooy askan wi tey seen ñaxtu yëpp ci net bi lañ koy ñaxtu ci internet bi la ñuy toog wax lu ñuy wax pare nañ ci doo gis kenn dañu war a di wàcc. loolu rafetlu ma ko lu ñaaw la am naa ci ay xalaat nag mooy ñi nga xam ne ñoo koy def bu leen jàppee enquête leen ba enquête bi feeñ ñoom dañ leen a war a rey. li ci suñu xalaat daal mooy affaire bi doy na waar dañoo war koo xamante ne nii rey na doomu aadama suñ la jàppee dañ laa war a rey comme niñ ko reyee teg la xool la ba réew mi ñëpp xam ne yow mii la ñu relli la ci kanam nit ñi ñëpp réew mi mën a jëm kanam gis nga Sénégal dañuy suul dëgg lii dëgg duñu ko wax lii dëgg dañ koo war a wax waaw reykat nit ñi dafa metti nga jur sa doom ñaan yàlla mu màgg ñu rendi ko te yor seeni doom ku nu ci rey nit dañ laa war a jàpp rendi la taal la àdduna yëpp di ko gis bu ko defee mu jóge fi nit ñi ñuy rey ci boppam nañ ko bàyyi ku ci rey rek nañ la rey luñ ci yoon war a def rek na ko ci def ñëpp la seen xol tàng. merci Nita am na solo mu mel ni nag lay li ñu mën a jàpp ci marche boobu ñu ko teewe woon li ëpp ci li ñu wax mooy képp ku rey xale buñ la jàppee dañ la war a rey est-ce que loolu c'est pas excessif comme réaction. c'est trop excessif parce que rey nit moom kenn du ko sant kenn mais comme ay nit rek lañu njuumte mën na am. xol la ñu waxee en fait. xol la ñu waxee njuumte mën na am te koo rey ba pare mënatoo ko dellu si même bu fekkee du moom. mënatoo ko dellu si. kon a def attention souvent et puis aussi ñu def très attention par rapport ak événement bi. parce que yéen sax da nga nit ku yor xale sax di dox mën nañ ko attaqué gaañ ko noo xam. parce que yoon fi mu nekk tout le monde est suspect. donc ce qui veut dire que nañ bàyyi police ak ñu yor affaire sécurité ñu def seen liggéey boo amee koo jàpp ko duta ñu jàpp ko acheminé ko fu ñu ko war a yóbbu. suñ ko enquêté ba xam ne moom ñu libéré ko. suñ ko enquêté xam ne moom ñu xam lan lañ ciy def. mais waruñu fajal suñu bopp autant ñuy fajal suñu bopp autant ñu fay erreur et autant nit dina bañ nit sax song ko ci benn affaire yuuxu ko tuumal ko nit ñi rey ko après dañuy doog a reconnaître par exemple defaloon dara. dëgg la dañu éviter loolu quoi. ñu bañ fajal suñu bopp. dama ciy ànd ak yow ndax li nga xam ne mooy li tegu ci yoon mooy doxal lépp loo xam ne rek moo tënk askan wi mu mel ni kon gannaaw ñooñu doxoon marche am na beneen homme de valeur bu jukk moom daal di dox beneen jéego teg beneen palier ci xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex métital gi ñuy métital xale yi muy nag koo xam ne du tàyyi ci xeex li nga xam ne mooy àq ak yelleefi doomu aadama muy ki nga xam ne du toxi ci tàllal loxo couche vulnérable yi kooku maître Assane Dioma Ndiaye la moom nag dafa déposer plainte contre X ngir mën a constituer wu partie civile ñu déglu li nga xam ne rek mooy motivation am ci combat bi mu jug porté ko ngir aar xale yi. ci doxinu jamono comme li ñu constaté fan yi ay xale yu ndaw soit ñu leen di enlever
soit ñu leen di jéem a enlever sottiwul ba enlèvement bi bu amee sax ay faat am ci loolu nag dafay gën a yokk taxawaay bi ñu doon taxaw ci loolu moo tax bi loolu amee ñu seetlu ne 2012 bi ñu jubee élection yi yu mel noonu amoon na fi xale boo xam ne man particulièrement maa ko doon suivre ñu enlevé woon ko ci wetu cimetière fii côté Médina faat ko te ci benn 4x4 bu ñuul lañ ko jële woon yóbbu ko loolu mujjul fenn ñu ne nag bii paa moom d'abord dañuy fexe ba balaa mbir mi jéggi dayoo ñu teel ci wax jël suñuy matukaay mais ensuite bugguñu mu demee comme yeneen yi fi doon am nga xam ne day am du am leeral kenn du xam lu ci nekk moo tax ñu jël suñu responsabilité par rapport au moins ñaari xew-xew yi nga xam ne mun nañ ci teg loxo muy xale Fallou Ba bi nga xam ne Touba lañ ko faate ak Serigne Fallou Diop bi nga xam ne keroog lundi le 19 lañ ko découvrir à Rufisque ñu ne ñaar yooyu jàpp nañ ne mun nañ ko lëkkale jàpp ne xëy na benn filière la moo tax ñu ne dañuy def plainte au niveau du procureur bu Ndakaaru laaj ko nag xam nañ ne sax dina autosaisir parce que faat yu mel noonu bu amee ba ñëpp xam ne faat la yoo xam ne jógewul ci suñu borom foog yoon dugal ci loxo mais ñu ne nañ formaliser plainte ndax loolu mun koo topp ba constitué wu partie civile ba nga xam ne dinañ mun a identifier ci kaw liggéeyu police ak gendarmerie ñan ñoo def mbir mi teg leen ci yoon atte ko mu servir d'exemple ba nga xam ne bu fekkoon ne ñi nga xam ne loolu dañ ci nar a wéy ci pratique boobu wala ëllëg sax yu jamono yu mel ni amatee ba lu mel ni war a mun a am seen xel du demati ci loolu ndax pen yi dina diisaay boo xam ne war na mun a dissuader koo xam ne loolu bu nga ci yënguwaat wala di ci def yu mel nii moo tax ñu déposé woon plainte bi ci kanamu procureur di xaar nag enquête bi nga xam ne dinañ ko ubbi la sax parce que police ak force de l'ordre état ci boppam moo yor sécurité citoyen sécurité boobu warta nekk en veille warta nekk aussi une sécurité minimale dafa nekk sécurité toujours maximale xëy na nag ñoom mbir mi joxuñu ko woon gëdd bi nga xam ne xëy na au départ buñ ko joxoon xëy na du agsi fii mais comme la ñuy tubaab di wax naan il n'est jamais trop tard pour bien faire léegi nag moom wax na ne ñoom ci seen kaw liggéey am na benn en tout cas stratégie boo xam ne teg nañ ko boo xam ne dinañ maximaliser seen ressources d'abord ak ni ñuy maayee territoire bi ndax mënuñu ko yemale ci Dakar ak Touba rek dañu jàpp ne phénomène national la léegi jox nañu ay assurance yoo xam ne war nañ ci mun a jàppagum mais li ci ëpp solo mooy résultat bi defe naa fi ñu leen di juger tey surtout état bi nag parce que état moo débiteur li ñuy wax obligation de sécurisation des citoyens parce que doomu aadama yi buñ nekkee ci république dañuy jël seen souveraineté jox ko ki ñuy wax ne mooy souverain kooku nag en contrepartie dafa war a wëlbatiku assurer leen yenni prestations yi mais bi ci njëkk mooy droit à la vie maanaam seen yelef pour dund mais ñaareel yelef pour am sécurité mun a am yeneen droit yi parce que boo amul bakkan yeneen droit yi mënut a réaliser wu boo amul sécurité itam yeneen droit yi mënut a réaliser wu donc jàpp nañ ne tey engagement république bi lay wax sax jël na engagement ñu seet nag ndax xarañte bi ñuy wax ci suñu police ak gendarmerie ndax war na mun a dem ba au moins ñu teg loxo ci ñi nga xam ne déjà def nañ mbir yu ñaaw yooyu mais yi ko jiitu am nañ ay témoignages ñoo xam ne ay cas d'enlèvement yoo xam ne ñooñu buñ leen enquêté ak appel à témoin bi nga xam ne ñun demandé nañ ko yaakaar nañ ne war nañ mun a am résultat def naa ci loolu daal lañ leen mun a ci lañ leen di mun a atte ëllëg ki nga xam ne da nga ko xañ liberté jële ko fi mu waroon a nekk yóbbu ko ci loo xam foo xam ne yaa ko sa coobare la d'abord loolu rek déjà dafa graaw ci suñ code pénal mun nañ la ci tëj sa giiru dund parce que enlèvement bu fekkee nag dafa am circonstance aggravante mooy comme xale xam nga ki nga xam ne àndul ak xelam kooku yoon da koy sàmm ki nga xam ne xale la boo gisee sax ay délits yenn yi ay viol bi nga xam ne da nga ko def ci xale moins de 13 ans wala viol bi nga def ci koo xam ne àndul ak xelam ak viol bi nga xam ne da nga koo xam ne da nga am autorité morale ci moom wala war ko mën a tiital ba loo ko wax mu def ko gis nga rek loolu fukki at lañ la ciy tëj waxantuma nag nga enlever doomu aadama muy xale de surcroît far assassinat ñu fekk ko ci ak acte de barbarie parce que waxuma assassinat bi sax mais dagg ay cëram xaw ma loo ci jublu donc loolu li ci loi bi prévoir mooy
bu fekkee dem nañ ba jàpp ne yaa ko def ci kaw àtte bu tegu ci yoon encore une nouvelle fois perpétuité maanaam tëj sa giiru dund loolu rek moo ci mën a am. donc kàddu maître Ndiaye yooyu Jaxu Fall moo ko recueillir ñu koy jaajëfal mu mel ni nag laay dégg nga maître li muy wax moom dafa dox beneen jéego ci combat bi ñi marché nañu waaye moom porté na plainte contre X am nga ci yaakaar. bon yaakaar bi rëy na sax parce que ku mel noonu bu defee lu mel noonu am na fu mu ko teg mais nañu fàtte ne par exemple que mbir moom bu amee nit a ko def. te ni ñoo ko def lan moo leen motiver surtout et puis lan moo facteur favorisant yi indi ba tax loolu motiver leen muy y a des gens qui exécutent pauvreté moo leen ci yóbbu am ñoo xam chômage moo leen ci yóbbu suñ leen diggee dara même bu doon lu ndaw yow nga xeeb ko parce que 1000 francs li représente ci yow mën na bu ñu représente ci kooku la ñuy fexe ba rayee yooyu et puis ñu def aussi ay sensibilisation yoo xam ne da dem ba nit ñi mën a changer attitude par rapport à ça. su ma la déggee dafa mel ni da nga bëgg a wax ne li sous-tendre lii yëpp xaalis la. kese amul leneen. kon li ñuy wax naan ay sacrifice la ak yooyu yëpp. yow da nga koo gëm non sacrifice la. doy na non sacrifice la parce que xam nga lu sacrifice parce que y a pas d'effet sans cause kon nit lu mu def loolu nag am na lu ko motiver. te li koy motiver boo xool ba ci biir rek c'est l'argent. donc argent boobu parce que dégg naa ci benn xale bu doon wax naan benn mère moo ko. moom dafa feebar amul lu ñu fajoo mais nag naa la jël 7000 francs xam mu jël doomu jàmm donc tu vois que c'est l'argent. dëgg la donc même bu fekkee 7000 francs par enfant muy dem di enlever ay xale di ko indi. même bu fekkee par exemple aussi dafa nekkal beneen cause boo xam par exemple comme les gens se disent par rapport à l'événement des élections par rapport aux sectes et tout ça est motivé par l'argent. donc nañ jéem a seet suñu xale nan leen di yore ba xale même boo ko doon présenté loo xam yore ko moo xam ne muy retenir boppam de par sa dignité ak sa croyance ak foi bi mu am par rapport ak événement bi mais buñ seetaanee dina amaat parce que nañ jéem a seet bu dara mais toujours mooy li wax souvent rek boo nekk ay nit di leen diriger nañu fexe ba li ëpp sensibilisation dignité conscience ak li ñu naan ngor ci olof yaa ngi ñu koy jiite parce que ñun ñu gor lañ juddoo mais goree jafe goree ni mu jafe nag mooy indi parce que nit ki dem ba def loo xam ne donte mën na ko def ba pare sax tëdd wet après rëccu ko parce que événement ba koy def il avait besoin de ça yaa ngi donte du dëgg dañ ma mës a interroger benn jour ñu ne ma dafa am góor ñoo xam ne ñuy dóor seen jabar noo ko gisee ma ne ko kii dóor kenn sant ko waaye ki ñuy dóor tam na mooy def lañ koy dóoree kon dóor du am donc ce qui dit que bu fekkee ñun jóg nañ ci ñëpp recherche les causes pour lesquelles lii di am ñu yor suñu doom ci loolu jàngal leen ci loolu parce que même ce matin maa ngi dégg ñuy wax ni am na dañu bëgg a jël kii boo loi boo xam ne xale buy jàngee te ñu boole ko accompagner mënul ne c'est pas possible c'est pas possible l'essentiel le parent war na mën a par exemple assurer sécurité xale ba muy jël oto bi dem biir oto bi war na am des gens agents yoo xam par exemple ils se mettent en civil souvent ne ci biir carré yooyu ñu gisee le suspect mën ci intervenir loolu d'accord naa ci suñu wàccee aussi ba école war na jëm ay mesures yoo xam par exemple war na sécuriser ses enfants bu ñu génne buntu école bi ba mu yegg seen kër yaa ngi dégg loolu bu ñu ko liggéey rek par exemple lu bari mën a jeex mais bu ko ne toogee ne par exemple man sama bopp laay toppatoo rek wala sama doom laay toppatoo di nga dem ba par exemple lu xaw ci dëkk bi law ba laal sa kër te doo ci mën dara. dëgg la loolu nag éviter ko mooy ñu yar xale yi. ku ci nekk daal di def li nga xam ne mooy loxoom ci mbir mi ñun ñëpp ñu bokk ànd sàmm xale yi ñun ñëpp ñu bokk ànd aar leen ndax nag yàlla dafa def ni xale bu génnee ci kër. tiis dafay daal di gane si xale bu réeree naqar ak njàqare daal di dugg si biir kër gi xale bu réeree li nga xam ne mooy jànnaxe day daal di dal ñëpp moment yooyu nag nekk ay moments yu difficile taxawaay bi ñu war a taxawoo ki doomam réer naka lañ ko mën a firndelee xale bi nga xam ne yenn saa yi tamit dina rëcc dellu siwaat dina traumatiser naka lañ koy dalalee naka lañ koy jëlee en charge kooku laay dafa nekk lu am solo waaye dañ ci ànd ak benn professionnel de la santé kooku pédopsychiatre la maanaam xam-xamam ci wàllu santé mentale pajum xel la màcc waaye daf ci spécialisé wu uniquement ci xale yi donc moom xale yi ci seen wàllu santé mentale lay càmbar ak di leen teytu moom la ñuy àndal muy docteur Lamine Diouf mu expliqué ñu cas yu mel nii bu amee
ñun naka la ñu war a taxawoo yaay yi nga xam ne ñoom la seen doom réer couple bi seen biir naka la ñu war a taxawantee ñoom ñaar ñi ñàkk seen doom ak itam rek xale bu rëcc ba dellu si naka lañ ko war a dalalee ñu déglu docteur Lamine Diouf dellu si bi mooy xale yi bi ñu enlevé mu ñibbisi ci yan ban état la nekk déjà li ñuy seetlu ci parents yooyu mooy jaaxle koo xam ne ni sa doom moom dafa jékki-jékki réer mën nga xalaat lan moo ko war a dal mën nga xalaat est-ce que dee na est-ce que deewul bu ñibbisee mën nga xalaat est-ce que defuñu ko dara siifuñu ko bu dee xale bu jigéen même xale bu góor parce que même xale bu góor yi aussi mën nañ ne dañ leen di siif dañ koy fàtte souvent mais les garçons aussi peuvent être violés abusés mais derrière jaaxle bi il y a la culpabilité waaw bu fekkee soit mën na nekk jëkkër ji moo lay culpabiliser ne yaa sa faute la bu fekkee surveillé wala ko loon du daal donc maman yi mën nañu nekk ak culpabilité boobu te kooku c'est am na ñuy dem ba yi di ci déprimer et ça c'est pas bon ñaareel bi mooy ci wàllu réaction parents yi bu xale bi ñëwee il faut que war nañ normalement war nañ ko yóbbu hôpital ñu xool ko parce que bu sa doom dee pendant des jours wala des semaines bu ñu bisee war na def bilan ñu xool waaw ndogal yàlla moom defe naa ne moom bokk na xam naa ne di ko ni ñu koy utiliser ci Sénégal bokk na xëy na ci di ñu tardeel donc ça dégage la responsabilité de la personne alors que effectivement boo amee sa doom la première des choses c'est la vigilance deuxièmement bi bu fekkee xale bi feeñ na nga def li nga war a def les gens ne portent pas plainte malheureusement et ça c'est xëy na ça encourage à ce que tous ces enlèvements-là se perpétuent. Ce qui est dommage c'est que d'attendre que ces drame yi am ñu soog a réagir. Donc pour les rescapés ñibbisi donc effectivement la première chose yu ñu war a seetlu à part bilan médical bi ñu war a def xool yaramam éventuellement yóbbu ko psychologue wala comme ñun les pédopsychiatres ñu xool ko parents yi mën nañ déjà surveiller son comportement traumatisme ci li muy feeñee à part le fait de revivre événement yi bu dee xale bu ndaw bu ko mënul te mooy li ngay wax ni régression da ngay gis plus souvent bu dee xale bu perturbé dafay régresser ci développement maanaam xale bu demoon ba 5 ans donc mën na dox mën na wax set na am na relation yu baax ki moromam day gis mu régressé mel ni ku léegi 2 ans la am wala même comme 1 an et quelques di sawlal ñu am na ñoo xam ne dox sax dootuñ ko mënati wala seen relation yëpp dafay jaxasoo. Deuxième wàll gi mooy les troubles du comportement biñ ci gën a repérer mooy au niveau déjà relationnel dangay jékki xale boo xam ne te sage baax jékki-jékki naqari deret loo wax muy indil ko naqari deret histoire coow kooku signe la boo xam ne parents yi bu ñu ko repérer mën nañ ne kii de am na lu soppeeku ci moom. Troisièmement bi c'est au niveau du sommeil la qualité du sommeil c'est extrêmement important chez l'enfant bu jaxasoo rek signe la aussi que ne kii mu ngi dund lu koy perturber enfin les cauchemars c'est un signe constant de traumatisme donc parce que dafay revivre même bu ko conscient bi refoulé mais dafay dellu si waat sous forme de rêve de cauchemar comme ça peut perturber ko c'est parfois des pleurs des cris de ce qu'on appelle même des terreurs nocturnes lañ mën nañu yeewu terroriser mel nga xam ne kii am na lu mu gis ci biir nelawam beneen bi ci des c'est l'agressivité un enfant normalement n'est pas agressif un enfant trop agressif souvent c'est qu'il est en train de répéter une agressivité bu mu gis feneen des violences qu'il a vécues par exemple bi mu rëccee xëy na am nañu ko violenté woon et donc loolu mu intégré ko dans son psychisme. Parfois parents yi ñoom seen culpabilité le fait que ñu reproché wu certaines choses dafay métti ci ñoom des fois duñ xam nu ñuy manager boobu culpabilité et dañ koy sippi parfois ci xale bi dafay métti sax ça perd c'est tout li ñuy wax structure familiale bi yëpp mooy jaxasoo parce que loo xam ne lii la kenn mënu ko fàtte ni ko parents yi di gérer ki tooñ kii kan moo def dara qui est fautif ou pas yaa ko négligé boo ko surveillé woon li du ko dal wala kii ne yow tu n'es pas toujours présent yooyu dafay am donc là ça risque même de détruire la famille donc peut-être s'il y a un conseil à faire c'est que vraiment en cas de disparition il faut que la famille reste unie.
merci laay dégg nga docteur Lamine Diouf kàddu yu am solo yi mu yëkkati waaye gannaaw taxawaayu xale yeeg yaayu couple bi tamante gi ak yow laak du man loolu mu mel ni wax na lu am solo loo xam ne war nañ kaa mën a éviter ñu booloo nekk benn ngir mën a am doole pour dund li nga xam ne moo dal ci seen kaw da nga koy dëggal. xam nga lu tax waxam neex ma intervention bi def neex ma parce que souvent Sénégal dañuy débat ci yoo xam sax xamuñu ay causes yu bari multiples yu indi loolu. pourquoi parce que xale dafa nu mu yaroo ci kër. te aussi il faut ñu ko juddulu aussi dundulu ko yar ko ba mu toll fu mu toll. am nañu def ci moom. bu fekkee ñu dëkk ci xuloo xale bi gis choc traumatique la. bu fekkee am na xale yoo xam par exemple seen dundin ñoom. yaa ngi par rapport ak seen papa choc psychologique la. seen yaay choc psychologique la yooyu nag bu renfermer ci boppam pour am ko day yomb et puis là même la polygamie dont on parle. c'est que y a des gens yoo xam par exemple xamuñu sax lan mooy àq waajur ci doom xamuñu ko pourquoi parce que dañu yaakaar doom moo am àq ci waajur déedéet waajur sax dafa am àq ci doom parce que l'enfant n'a pas demandé à venir laajul ñëw yow yaa ko fi ne yow yaay. te mentalement dafa fragile. comme yow yaay ma ko fi ne kon yéen a war a taxaw noo xam ne. ëllëg lépp lu ci moom moo xam ne mu koy gérer. ci nan yow par exemple tu vois par rapport à la pauvreté. y a des gens yoo xam ñoom ñoo bëgg a pauvre. man si ñoo bëgg a pauvre parce que quand tu n'as pas les moyens de nourrir une femme nga dem takk 3 femmes tu peux pas éduquer tes enfants. waxal waay tu peux pas les gérer. dëgg la yaa dégg donc ce qui dit que xale yooyu par exemple. dañ daan dox dama daan taal sa benn xale. non laay li nga wax baamtuwaat ko dafa am solo nga ne. dafa am ñoo xam ne amuñu possibilité nourrir une femme. ñu doon takk 3 femmes. benn Kër Massar benn Wakam benn Médina bu ko di jaabante boo xam parce que dañu wër par exemple. il se suffit même pas par exemple loolu tax xale bi nekk fii. parce que la réussite d'une personne. c'est pas le fait de réussir sa vie mais c'est le fait de réussir. l'éducation c'est le fait de réussir sa vie mais pas le fait de réussir dans sa vie sol say costume rafet say magasin rafet yor sa bu rafet nga dee say doom mel neneen du dund. kon réussir sa vie mooy réussir sa éducation waa kër. non réussir sa vie mooy liggéeyal sa njaboot loo xam par exemple boo dee ñu tim la sa bàmmeel di la gërëm askan tim di la gërëm loolu mooy réussir na sa àddina parce que bàyyil nga leen loo xam ne yow ki la waroon bàyyil leen la def na ko ci yow ba nga am ni nga mel kon ba fexeel ba yow ñi nga xam ne da nga leen war a bàyyil nga liggéey leen loo xam ne dafa baax te loolu ci polygamie ci y a beaucoup de gens fii parce que phénomène lañ ci def sama copain takk na ñaareel ma takk ñaareel alors que par exemple seen doom dañu am àq y a des gosses dañu am 2 heures du matin ci mbedd bi y a d'autres yoo xam aussi amuñu jot par exemple seen doom suñu reyee par dugg nañ seen néeg ba seen jabar lakka leen benn pooju ginaar wala teg leen ci néeg ba ñu xëcc tëju xale yi xamuñu ba na lañ tëdd xamuñu ba na yow ay 2 heures matin ay xale yoo xam 4 ans 5 ans ci mbedd mi loolu def lu jugul loolu état mënu ci absolument kooku kilifa yi ñoo ci mën dara loolu responsabilité nit war nga bala ngay tëdd man daan naa gis sama papa bu la muy tëdd mu wër néeg yëpp xool ko nanoo tëddee ñu tëdd position baax mu jubbante leen defaraat leen yaa ngi dégg mu ñu daan tere yenn heure yi ci mbedd mi tey laa doog a xam ne conscience lu tax loolu yaa ngi dégg donc ñun ñoo war a seen responsabilité ba xam ne doom àq la doom àq la doom abu redevance yow ab redevance si moom parce que yaa ko indi ki la yóbbaale ndar moo lay jox añ ak reer mais ki nga yóbbaale ndar moo lay jox añ ak reer yaa ngi dégg par rapport aussi par exemple que enseignement bi aussi nañ fexe aussi ci biir classe bi ñu yore xale yi di waxtaan ak ñoom noo xam ni dina am leneen loo xam même mbedd bu leen bëgg am duñu leen am yaa day góor soo xam fi tey suñu gënoon ci mbedd bi ku leen bëgg a kidnappé tey ñëpp dégg leen dëgg la ñëpp dégg leen looloo dal xale ba poste Médine ba mu rëcc di très bien ñëpp dégg leen parce que loolu nag dafa am nañ ko inculqué yaa dégg mais bu fekkee xale boo xam parce que dafa am nañ ko dundalee ci këram bu génnee ci mbedd bi nga ne ko alors da nga def ça va am nga sa goûter mu ne yore moo goûter kañ ne ma may la fii jëndal la goûter da koy topp kon loolu dafay dellu si waat rek pauvreté bi nga doon wax mais nag pauvreté bi aussi doo ko nangu mais doo ko suivre loo xale bi doo ko suivre loo xale bi parce que soo defee li nga mën rek ngeen lekk normalement quand tu nga xam ne parce que li ma yor bariwul ñaari doom kese laa ci mën dundal gérer sa ñaari doom ak sa jabar ngeen def seen li ngeen def dundal seen njaboot sàng leen dundal leen sàng leen yar leen ba ñu tolloo ne ne boo amee possibilité 5 defal loo neex boo amee 14 defal loo neex mais l'essentiel na fekk mën ko ci xel ak ci poche kon daal ku nekk na def lu mu mën bu ko defee ñëpp bu ñu tëddee nelaw xale yi nekk ci jàmm état bi aussi par exemple ce que je conseille par exemple que
comme le médecin ni mu ko waxee rek par exemple y a des traumatismes yoo xam ne nit boo demee ba seetlu sa doom loo xam méngoo la li nga daan gis ci moom. mais jël ko yóbbu ci koo xam ne moo def xam-xam ci loolu. mais loolu la lancé. boo gisee signe de traumatisme yi da nga ko war a yóbbu ci spécialiste. mu saytu ko ñu taxaw bu ko xoolee testé ko ci biir ni mu jàng. par rapport ak li mu jàng mën na ci trouver loo xam parce que daan na sa doom bi kat donte yaa ngi koy doo dafa ne ci moom la mais lii dafa nekk lu ancré ci moom. te am na conséquence su ko indi xale bi génne ci bu noonu toog fee ngeen ko yegg si sabar da ngeen di dundee. dëgg la mu wax la. waaw ñoom loolu mooy seen liggéey. c'est parfois da gis xale yoo xam par exemple tu les vois par exemple nit koo xam parce que il n'a pas les moyens il se fait 5 gosses dans une seule chambre ak jabaram ñëpp xale yi tëdd suuf ñu tëdd ci kaw. mais xale bu yeewu du la ko avertir. dëgg la dëgg la c'est des chocs yoo xam suñu ko xool daf leen di traumatiser te mën na jur lu ne. dëgg la ñun suñu bopp ñu war a xoolaat suñu bopp. xam fan lañ jëm. fan lañ jëm suñu valeurs yi ñu amoon fii par exemple ñu enseigné ko suñu kilifa yu baax yi jaaroon enseigné ko dañ ko war a dundee. dañ ko dundee. tey boo bëggee traversé tali bi doomu jaamu sax boo xëccee mu xaw a daw nii sax ñu ne est-ce que kii nekk ku bëgg a sàcc xale bi. waaw parce que dafa nekk psychose liñ naan psychose fi mu nekk nii ku yor xale bu xale bi jooyee sax tu es suspect moo tax tamit il faut que ñu woo askan wi ñu dal nu jéem a xool ñi gàmmu ak ñi raas déem ndax bokkuñu kon du ko yor xale rek da koo bëgg a sàcc. nañ dal te jàppale vigilance da cee baax. nañ dal te jàppale aussi la sécurité. waaw sécurité ñoom wax nañu li ñu def. espérons rek que du effet d'annonce. que ni ñu ko waxee dinañ ko defee nii ndax nag suñu yaakaar yépp ci ñoom lañ ko teg ndax ñoom ñoo ñuy aar ñoom ñooy sàmm suñu sécurité rawatina yu xale yi kon nag lay man daal lii laa amoon li nga xam ne moom laa la doon laaj ma lay laaj rek ma lay wax sax boog di la jéggal kàddu gi nga wax sa dernier mot ñu daal di laal. sama dernier mot mooy que Sénégal la Sénégal dañ nekk dëkku teranga ku ne mënoon fi ñëw parce que valeur yi fa amoon dafa sûr et puis dëgër et puis fondé donc buñ ko yàq ci nan ku ne na def la mu mën nañ bàyyi bay bi am si Sénégal mooy da nga kuy saaga ñu ne ma ngay saaga mu boole ci dóore ñu ne loolu de dóore na ci boole na ci dóore léegi est-ce que toxul est-ce que réewul ñu damm loxo ñu la damm na loxo ba bu rayee ne ñëpp génnandoo ñoo taxaw alors que bu mu commencé saaga bu ñëpp jógandoon par exemple lépp leer kon boog ñun nañu xoolaat suñu bopp kilifa yi dañu xoolal seen bopp par rapport ak seen njaboot li ñu mën ñu koy def li ñu mën ñu koy wax li ñu mën ñu koy def di koy wax enseignement bi aussi nañ fexe ba jàngal xale yi loo xam par exemple suñu génne mën ko dundee ci mbedd mi donc ku leen bëgg a song tam ne du leen am alxuraan bi aussi bi ñuy jànge dañ leen jàngal loo xam ne saara ñu leen koy tari firi leen ko ci olof ba nga xam ne suñu génnee xam ne nañ comporté wu état bi nag jël responsabilité te askan bi aussi jàppale ko parce que sans cette symbiose duñ dem fenn ba beneen yoon ci waxtu bi